Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Votre chronique Jóg Jotna voudrait vous parler aujourd'hui donc du comportement du citoyen responsable. On a constaté qu'au Sénégal, bien souvent, les Sénégalais sont propres chez eux, tiennent à rester dans un environnement propre, mais dès qu'ils sont dans la rue, donc l'adage qui dit mbedd bi mbedd buur la prend le dessus et chacun se comporte bien souvent d'une manière qui est marquée par l'indiscipline. Donc indiscipline boobu dafay manifesté wu ci le fait que dañuy sànni ay mbalit ci dañuy sànni suñuy déchets ci mbedd bi di nga gis ku bale këram sax daal di dox ba ci mbedd bi dem këpp ko ci benn place mbala ku fóot këram daal di jël mbala raxas ndàpp daal di jël ndox mi ñëw ci mbedd bi këpp ko fa boo seetloo aussi bâtiment public yi bus public yi espace public yi muy banc public yi ak yooyu duñu ko respecté garab ya fa nekk duñu ko toppatoo et puis souvent sax da ngay gis dañuy dajji banc yi wala ñu jël bagage affaire yi nga xam dañ ko fa def pour décorer da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw dindi ko dem jaay ko wala dem jëfandikoo ko pour ñoom seen intérêt bopp seen intérêt personnel. Donc comportement yooyu c'est des comportements mooy exactement li nga xam ne moom la ñuy gis ci suñu dirigeant kooku nga xam ne dafa dem ci banc public bi fekk fa benn banc bu en fer mu dem dajji banc bi dem yóbbu ko ci atelier menuisier métallique liggéey ci pour wut ci xaalis boppam xaalis bu muy njëriñoo moom kese kooku mook ministre ba sàcc ay millions ñoom ñoo yem. ki nga xam ne aussi dafa fekk rigole maanaam fi ndox mi nit ñi sangoo ndox bu salte bi fi muy jaar ñu koy évacuer pour mu dem géej mu dem ci li koy tëj mu jël ko dem jaay ko ferrailleur bi pour am tuuti xaalis bu muy jëfandikoo kooku tam mook ministre ba sàcc ay millions ñoo yem. Donc bu nit ñi di wax ci ministre buy sàcc moom war na xoolaat boppam parce que ministre bi xëy na moom da ko ëpp chance gën ko jege ay millions waaye kooku sàcc na sa benn weñ boo xam ne 2 kilos lay peser te askan wi yëpp bokk ko mook ministre ba nga xam ne dafa sàcc ay millions yoo xam ne askan wi yëpp ko bokk ñoo yem ñoom ñaar ñëpp ay sàcc lañu. Et ça c'est pas des comportements du ay comportements yoo xam ne c'est des comportements civiques responsables comportements yuy permettre développement. léegi may defee ni que Sénégal ñëpp dañoo war a jóg ci loolu ensemble ñu construire benn modèle boo xam ne et puis modèle boo xam dañ koy promouvoir di ci waxtaanee suñuy doom di ko won aussi suñuy doom parce que aussi bu fekkee ni papa ji bu doxantoo ànd ak doomam di doxantoo daanaka dox ba ci ju jënd seen sandwich bu lekkee ba pare da koy taxañ papier bi rek daal di ko sànni ci mbedd bi doom ji tam day defee ni loolu mooy yoon te loolu noonu lay màggee mais papa yi parents yi yaay yi maanaam waajur yi ñoom ñoo war a commencer léegi di joxe exemple am conscience une nouvelle conscience citoyenne ñu joxe exemple pour que xale yi màgg ci esprit boobu ñu mën a espérer que d'ici quelques années dina am ay changements yu am au niveau disons du rapport à la chose publique aux espaces publics du rapport aussi à l'environnement di ngeen gis aussi que suñu amee problème tuuti da ngay gis ñu jël di taal ay pneus comportement yi indi sous-développement dafa bëri. Par exemple bus ba nga xam ne dañoo mer di grève daal di ko toj te ñun doomu baadoolay bus yooyu ñun ñoo leen di jël ñun ñoo leen soxla doomu ministre yi ñoom dañoo am seeni auto personnel ak seeni chauffeur donc bu ñu jëlee bus bi daal di ko yàq wàññi nañu capacité service u société boobu nga xam ne mooy transporter doomu askan wi ak surtout partie askan bi nga xam ne amuñu doole noonu donc boo leen jëlee par exemple bu doon dafa nekk 1000 bus ngeen taal ci 10 jour boobu jour ba ca topp am na partie
Sénégal parti Dakar boo xam ni wala parti Thiès boo xam ne di ngeen tax ba bus ya fa war a dem duñ leen mën a yóbbu te danga leen di indil ay problème bu xale yi waree jàngi wala nit ñi war a xëy liggéeyi problème bi donc suñu problème lay nekk ndax ña ca kaw ñoom loolu soxlawuñu bus yooyu. Donc aussi di wax ni que ci xeex bi ñuy xeex pour que gouvernement bi gën ñoo bàyyi xel gën a respecter ñun suñu urgence suñuy soxla war nañ ko def xeex boo xam ne day ànd ak xel dañuy xalaat parce que am na loo xam ne suñu alal la bu ñu ko yàqee tam dañu koy tegalaat ci ay taxes yokk njëgu denrée première nécessité bi maanaam pauvre bi toujours mooy perte parce que moom mooy fayaat loolu nga xam ne toj nañ ko yàq nañ ko donc nañu xalaataat bu baax et puis parents yi nañu bu ñu démissionner nañu continuer aussi à donner le bon exemple di wone exemple bu baax muy à la maison muy dans la rue ay comportement yoo xam ne dina permettre doomam mën a nekk un citoyen modèle. Donc ma doon proposer benn charte di wax ni que citoyen modèle dafa war a set donc dafa war di nettoyer ci këram non seulement këram mais buntu këram ak li ko wër war na fexe ba muy set. Citoyen modèle war na moytu di sànni mbalit wala pot wala ndoxu bi mu raxasee ay ndabam ci mbedd nga xam ne da ko bokk ak ay nawleem. ñu bàyyi di wax mbedd boobu la maanaam lu ma neex laa ci def déedéet mbedd bi comme da nga ko bokk ak ñeneen mbedd bi nga war a gën a fonk sax que sa kër. léegi di wax ni que donc citoyen modèle waruta mën a yàq alal bi nga xam ne moo nekk ci mbedd bi gouvernement bi def ko ci muy bus muy bâtiment muy jardin public muy banc public muy garab muy fleur ak lu mu mënti doon loo xam ni état bi def na ko ci mbedd bi citoyen bi waru ko jël ak ki moo ko jël ko yóbbu këram sàcc ko di ci jéem a wut maanaam lu muy amal boppam. di wax ni que citoyen modèle tam war na mën am yar mooy boo xëyee boo taseeg nit ñi nga nuyu leen nuyu wax asalaamaaleykum boo munee sax nga sourire parce que ret sourire bu ndaw boobu ngay sourire am na loo xam ne dina ko yokk ki nga nuyu sourire ko xolam dina sedd te jox nga ko doole yokk nga ko doole. li nga xam ne moom bu fekkoon ni xolam dafa xaw a nakari boo ko sourire won ko ni yëg nga ko am na loo koy dooleel nga ko te boo dooleelee en fait ñun li ñu xamul bu baax Afrique te duñ ko kii mooy duñu koy faral di cultiver mooy dooleel ñi nekk sa wet parce que communauté benn nit ci communauté bi bu dëgëree communauté bi dafa gën a dëgër famille bu dëgëree communauté bi dafa gën a dëgër donc dañoo war a changer lu ñuy gisee su notion nawle dafa war a nekk notion boo xam ne léegi dañ koy utiliser pour mu nekk benn ciment buy dëgëral chaque membre de la communauté chaque membre société bi mais aussi di dëgëral communauté bi à travers chacun de ses membres. léegi beneen aspect leneen lu nga xam ne citoyen modèle war na ko def citoyen modèle war na mën a respecter opinion ñeneen ñi. Sénégal dañoo am dafa mel ni dañoo am problème mu dictature boo waxee dara ki ngay waxtaanal d'accordul ci li nga wax rek nga foog ni daf la bañ bu fekkee ni nit ki dafa wax danga wax moom mu am beneen opinion nga ni daf ma contre. wala bu fekkee ni dafa wax ak keneen yow nga fekkee ko kooku wax benn opinion moom am beneen tierce personne bu d'accordul ci opinion boobu rek jàpp nañ ni da koo contre wala da koo bañ te li ci bëri réaction primaire bi nga xam ne ñun dañ koy am mooy daal di daggal nit ki saaga yi dem na ba nga xam ne damay toog di xool ci net bi dafa dem ba nga xam ni dafa mel ni loolu mooy le seul moyen de communication maanaam bu nit waxee loo xam ne
yow sa xol boo seddul sa xol wala àndu bokkul ak yow li nga xalaat da nga yaakaar ni tout de suite da nga ko war a daggal saaga te mu nekk loo xam ne du comportement citoyen responsable parce que diversité opinion mooy indi enrichissement bu fekk ñëpp dañoo bokk xalaat benn même chose yem ci benn xalaat rek kenn bu xalaatee ñëpp ànd ak moom daal ne wax nga dëgg société boobu du avancer parce que ci contradiction la xalaat yi di gën a meññee ci la ñuy gën a maanaam approfondir suñuy connaissance maanaam di wax ni aussi que citoyen modèle war na mën a accepter différence c'est-à-dire que mu xam ni que yàlla bindul ñëpp sàkkul ñëpp ñu doon benn loxo nuñ koy waxee baaraam yi sax juróomi baaraam yi ñu am suñu loxo nuroowuñu tolloowuñu donc noonu la nit ñi wuute te ku ci nekk am nga droit différent am nga droit mel na nga ne la yàlla sàkke te ñu respecté ko te jox la maanaam gëdd gi nga xam ne moo war a nekk gëdd doomu aadama ci biir communauté am ci biir société bi beneen point boo xam ne important na mooy solidarité citoyen modèle war na mën a solidaire c'est-à-dire que nga xool nan nga mën a utiliser nan nga mën a amale njëriñ ñeneen membre communauté bi ñi nekk sa wet néew du doole yi xale yi par exemple dañu doon jàng ba nekk xale ci mouvement CVAV ak GIEC ak yooyu que ci journée bi war nga def benn geste bu doon sax benn geste nga def mais au moins balaa nga tëdd ci lal war nga def benn geste boo xam ne danga ko def mu nekk geste boo xam ne on appelle ça bonne action une bonne action BA action bu baax boo xam ne danga ko def mu nekk yow mu mel ni comme sa benn banque boo yow nga def ko mu nekk ci sa banque de bonne action chaque jour saa yoo yeewoo boo ko balaa nga tëdd war nga def maanaam benn geste bu rafet boo xam ne danga ko def dimbale beneen nit mun na en général sax li gën mooy mu nekk nit koo xam ne xëy na sax da nga am ak moom ay problème da ngeen di souvent da ngeen di réeroo ci xalaat wala ci ni ngeen di doxalee waaye nga def effort kooku am loo ko defal balaa journée bi jeex chaque jour mu wóor la ni que loolu benn travail booy def sur toi-même la te dafay nekk loo xam ne aussi day développer ci yow benn esprit résilience maanaam nga mën a jéggale mën a baale di jéggale loolu donc nekk dernier point bi nga xam ne tey dam ko doon indi ci suñu chronique bi di wax ni que am na yeneen point thème bi bëgg naa ci delluwaat parce que dafa nekk ni dañoo nekk ci société boo xam ni damay wax souvent qu'il y a la débandade des mœurs maanaam mœurs yi dafa mel ni dañoo daal di daw maanaam dem génn société bi tellement on les a piétinés on a piétiné principe yi ak comportement civique yi ba nga xam ne war na am benn effort bu ñu def au niveau de la société tout le monde ñëpp bokk effort boobu ku ci nekk surtout nag les femmes xam ne c'est les piliers de la société c'est les bases de la société ñu war a def un effort commun pour qu'on remette à l'endroit ce que ces dernières années ont mis sans dessus di leen souhaiter une excellente semaine di leen jox rendez-vous donc lundi prochain pour beneen rubrique jóg jot na donc jóg jot na tey doon ni dañuy jóg ci comportement civique yi ak responsabilité citoyen ñu essayer proposer une charte du citoyen sénégalais responsable. À très bientôt.